إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bokki jullit yi bokki réew mi bokki Sénégal bokki diaspora bi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara ci turu sunu kilifa sunu xalifa di sunu sëriñ di Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour ak ay rakkam njabootu Seydil Xaaji Malick yépp mu yónni ñu tey boole ma ànd ak samay rakk dale ko ci Abdoul Hamid mi nga xam ni moo yor communication kër gi ñu fekk fi sunuy rakk ñoom Seydi Mouhamadul Moustapha ñoom Moulay ak Mam Omar ak Moustapha si mu wax ni nañu àndandoo ñëw fekk si sunu wayjur sunu kilifa di rakkam di soppeem nekkal ko ci daara ji di Seydi Aboubacar Abdoul Aziz ñu ñëw fii pour bëgg mu jottali kàddoom ci mbokki julliti sëriñ bi joxoon ñu rendez-vous ñu ñëw waaye nit mën ngaa wax loo mënul waaye kenn mënul def loo mënul te dañuy wax ni képp koy àndal te doo ànd ak moom ci ngànt seen ànd du neex ndax ku dul yàlla bés dina jot nga am ngànt sëriñ bi nag ngànt dab ko muy wéra di yaram ku ne xam na ni ñoom wéruñu moo tax ci ndigalam mu wax ni naa ànd ak sama rakk Abdoul Hamid ak bokk yu baax yi di ñoom Mouhamadul Moustapha ñu ñëw fii li mu waroon a jotal ci turu xalifa bi ñu jotal ko jullit yépp ak bokk yépp te jotal bi lu gàtt rekk lay doon dañoo jëm ci bés bu rëy ci weer wu màgg ci waxtu wu màgg ni ko maamam Seydil Xaaji Malik radiyallahu anhu waxe woon wa mawliduhu bihi sharafun wa xiiru fa fi taadimi injaaxu shujuuni bés bu màgg boobu nag ñu di ko séenu muy guddi gu foor googu nga xam ni moo gën a foor ci guddi yi muy guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu am teqatal bu ci am ba nañ ko daan doxale duñu ko doxale noona sëriñ bi dajale woon ci famille Seydil Xaaji Malick ak ñépp dajale ci médecin yi waxtaan ak ñoom nam ko defe woon daaw ba mu gisanteeg ñoom ñu jox ko xalaatam moom médecin yi ba ñu àggalee mu laaj famille bi kenn ku ci nekk wax ci sa xalaat ca loola nag la tënke door a mën a jóg décision bu mu jël ci décision boobu nga xam ni ci la ko médecin yi wax ak famille bi ca la door a jëlee nag nañ jël kàddu yi ñëw indi ko ci sëriñ Babacar Abdoul Aziz mu jottali ko réew mi bu ñu ñëwee ñu wettali ko bi ñu agsee nag sëriñ bi moo amoon yéene jóg def ko waaye yàlla dogal yaramam sutante mu ni nañ ko nekk waaye ñoo mujj rek forcé ni ko mënul nekk nañ la ko jéggal te ñu jotalal la ko waaye nag moom wuutu ko dana jafe ndax wuutu ko mooy wutu xalifa bi te kenn mënul leen wuutu kenn mënul wuutu xalifa bi dañuy ñëw rek niralal nañ ko doxale woon daaw nañ ko defe woon daaw nawoon lawoon fawoon ñawoon nu ngi ñaan yàlla yal na yàlla mottali lépp te yàlla jële fi mbas mi ba nañ ko daan doxale nañ ko daan defee ñu def ko ci jàmm ñi ngi ziyaar ñëpp di ndokkeel ñëpp ma jox sama rakk Abdoul Hamid am na lu mu tënk ci wàllu tubaab mu wax ko faram-fàcce ko tënk ko ci wolof bu ko defee ñu doyloo ko muy kàddu xalifa bi yàlla nañu yàlla may ñu fekkee déwén yàlla nañ mottali lépp ci jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله Diobass FM وعلى آله 105.4 وأصحابه أجمعين bokki jullit yi bokki taaliba yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu
gannaaw ba nu nuyoo sunu kilifa ziyaara ko mu di alxalifa Serigne Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla bàyyi ko ci kanamu njabootam mu ne njabootam nag njabootu Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu anhu yëpp day dugg njabootam gu yaatu di njabootu deretam ak njabootu maana yi nga xamante ni dañu jokk ci moom ak i njabootam nu jaarale ci loxoom sunu ziyaara di jaarale ci loxo sëriñ Habib mii ziyaara boobu mu teg ko ci loxo suñu wayjur sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz mi nga xamante ni moom la santoon mu jottali kàddoom waaye jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam ngantu yaram dab ko mu ñaan sëriñ Habib ni ko nanu jottali message bi nga xamante ni moo di message yu waajuram ndax doy na ko ci ngir mu mën ko jàllale ñun ñi nga xamante ni seen instrument rek lañu nu wéyal li nga xamante ni moo di essence su li nga xam ni waxtaane na ko ak njabootu Cheikh Al Hadj Malick ci altine bale nopp ñu génn mu dajale leen woon ci kër suñu wéyjur Serigne Maodo Sy bu suñu maam Abdoul Aziz moom it ñu di ko ñaanal yàlla di ko dolli sago ak kattan yokk gudd fanam may ko mission bi nga xamante ni seq na ko ak magam ju baax ji nu mën ko mottali ca naal ak yéene ba ñu ca am ànd kook njaboot gi yépp ba mu leen dajale it na ñi nga xamante ni ñoo koy conseiller ci wàllu santé laaj leen fu réew mi toll nu wax ko fi réew mi toll ci feebar bi nga xamante ni nu nga ko xamee ci turu Covid-19 nu wax ko ni situation bi toll ci réew mi ñeewantam ci njaboot may ko mu xam ni woote bi nga xamante ni maamam Cheikh Al Hadj Malick Sy moom la daan woote fii ci Tivaouane ñëpp daw fekk si ko fi dana doon woote boo xamante ni buñ ko wootee loraange dal fi kenn rek responsabilité la boo xamante ni moom mënu ko gàddu kon nag gannaaw ba mu waxtaan ak docteur yi waxtaan ak njaboot gi mu wéyal ni ren gàmmu ci anam ba ñu ko daan amee incha allah du am ndax dajale fi nit lor juddoo fi nekk na loo xamante ni ci responsabilité mënu ko gàddu kon nag mu ñaan nu bàyyi ko rek ba déwén incha allah waaye màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekk loo xamante ni mën nañ ko defee ci anam yu nekk wax dëgg yàlla te anam yooyu rek moo am solo wax dëgg yàlla ndax suñu maam Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu wax nañu ni bi mu koy njëkk a woote daf ko seq ak mbokku pas-pasam mu di suñu maam Rawxaan Ngom ñu seq kaamil bi kii jël xaaju kaw kii jël xaaju suuf ñu barkeeloo ko ci guddi gi loolu moo di wéy ku ñëw ci njabootam ñëw mottali loolu nit ñi di leen fi fekk si ñu di leen jox lañ leen war a dénk ci xam-xam lañ leen war a dénk ci ndenkaane ak ci wattu noona lañ ko daan doxale nu xam ni loolu it jamono mayewu ko looloo tax mu santaane ñu
def ko ci anam ba mu gën a woyofe moo di nit ñi dëkke ko ci seeni kër def ko ci anam boo xamante ni dana gën a dëppoo ak li nga xamante ni mooy xaalu màggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo di ràngoo jikko yi nga xamante ni moom la ko yàlla tagge woon jikko yooyu nag anam ya ñu ko mën a ràngoo bari na ci saxal ci suñu làmmiñ ay salawaat yoo xamante ni dana mën a tax yàlla gerstuñu ngir garaat ya mu ko takkal nga xam ni dañu faral di wax ci wolof ni ku yàlla gërëm loo laal ca moom bokk ca ngërëm la te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko gërëm kon nag lu nit mën a def ci dundal ko ci ay ñaan ci jàng alquran ci defi dog ci anam yenu ko xame mu ngi lay ñaan nga def ko ak saraxe ndax loolu yëpp ay ibaadaat la yoo xamante ni ci bis bu nuy màggale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko nit ñi saxoo yàlla mën na def waxuma sax ci Sénégal waaye yàlla mën na def ci àdduna li fi nekk ci ay problème jóge fi kon nag mi ngi woo nit ñi ñu saxal loolu di leen woo ci ñu dundal ko ci jàng yi nga xamante ni daan nañ ko jàngee ndax ku ne xam na ni bu gàmmu jotee li fi daan daje ci doomu aadama ci diir bu yàgg ndax bu ñu nee weer wi feeñ na Tiwaawan kenn du fi xaj ba keroog bisu gàmmu di yegsi loolu nag loraange mën na caa juddu waaye mën nañu fexe ci anam boo xamante ni lépp loo xamante ni lu ñuy dundale suñu pas-pas ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daañu ko mën a amal ci jàng burdu waaye jàngin woo xamante ni du indi benn loraange moo di def ko ci biir kër yi wala ci cercle yoo xamante ni dana mën a permettre ñi nga xamante ni nooy médias yi daañu ko mën a vulgariser ba ku ci mën a barkeelu ci te incha allah loolu am na lu ñu ci yaakaar ni télévision yi kër gi am mu di Malikia ak Asfiya yi daañu ci am liggéey buñ ci def ànd koog jàngkat yi ba nga xamante ni xëy na nit ñi duñ fi daje waaye ku bëgg a dund burdu di nga ko dund incha allah xalifa bi wax ni it ni lépp lu nga xamante ni dafay delloo si xam-xam ci xurum bi ndax ku ne xam ne ni suñu maam Cheikh Alhaj Malick gàmmu dafa nekkoon prolongement wu daaraam maanaam espace su jàngale la mësa na doon mu daan ci woo ñi mu am ñëpp di leen tegaat ci yoon loolu it fa tabarakallahu xalifa bi ñaan na commission communication bi mu ànd ko commission culturelle yi saytu wàllu liggéeyu xam-xam fii ci xadara bi nu ànd ko defee ko ci anam boo xamante ni dana dëppoog li jamono maye ndax léegi ku ne xam na ni xarala yi maye na nit ñi di jokkoo di weccoo ci wàllu xalaat ci wàllu xam-xam te xëy na dajaloo ba ñu bañ du ca am loolu yëpp am na xalaat yu ñu ci am nga xamante ni dana am ay webinaire yoo xamante ni daañu ko dundal nañu ko dundale woon daaw ànd kook ay boroom xam-xam yoo xamante ni dañu délivrer message bi nga xamante ni mooy jëm message yu xam-xam bi ñu xamee kër Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu loolu daañu ci ànd liggéey ci li ci des nag moom moo ko moomal boppam moom xalifa bi moo di lu mu war a joxe ci ay message incha allah bu bis ba jotee daana ko dégtal ko jullit yi dégtal ko réew mi dégtal ko njaboot gi nga xamante ni moom la ko yàlla booleel incha allah mu doon message yoo xamante ni daañu ko fexe ba tasaare ko ci anam boo xamante ni dana dëppoog li ñuy xaare kër Cheikh El Hadj Malick ci responsabilité ci fi àdduna toll ci fi réew mi toll ak ci fi diine ji toll incha allah Serigne Habib loolu la sa wéyjur waxoon ni nañu ko joxe mu tënk message bi nga xamante ni moom la santoon
suñu wayjur sëñ Babacar Sy Abdoul Aziz mu joxe ko te ngant dab ko mu sant ñu mat yow ñuy doon seen instrument ñu ñëw jottali ko njaboot yi foofa la ñuy yemale kaddu gi di ziar sunu sëriñ bi di ndijaay ci nun mu di sëriñ Moustapha di ko yóbbante sunu ziara ci sëriñ bi mu toogal ko fi di ziara suñu sëriñ yi toog mu di sëñ Moustapha bu suñu bàyyi sëñ Babacar Sy Abdoul Aziz ak sëriñ Maam Oumar ak suñu mbokk daaw góor ak mbokk yu baax yi sëñ Abdoul Aziz Diop Moulay tabarakallahu ay njabooti boppam rek a fi dajale ñoom Mamadou Mbuub ñii ak suñu bokki caméraman yi fi daje woon nu sant leen ci turu xalifa bi ak ci turu njaboot gi loolu la ñu santoon ci tënk lu ci manqué nag ngeen xam ni ci sama matadi la ak suñu mbokk mu baax mi mu di El Hadji Sala Dieng fa tabarakallah lu ci manqué rek ci nun la bu matee ngeen xam ni ci moom la ndax li ñuy inspiré ci ñoom lay jógee fa tabarakallah ñu ñaan yàlla may ñu dugg ci gàmm ci bismillahi rahmaani rahim ci anam ba mu gën a selle génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ca ñoom nañu ko bëggee yàlla defee ni mu amee noonu. Le khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour a réuni le lundi 4 octobre 2021 chez Serigne Maodo Sy Ibn Abdoul Aziz la famille d'El Hadji Malick Sy aux fins de la consulter sur l'opportunité ou non d'organiser le Gamou de Tivaouane cette année dans le contexte actuel de crise sanitaire où la pandémie de Covid-19 sévit toujours dans notre pays. Comme en 2020, cette rencontre s'est tenue en présence de ses conseillers médicaux, conformément à l'injonction coranique, nous invitant en toutes circonstances à consulter les détenteurs du savoir, comme le Coran nous y invite, Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Après les avoir écoutés sur l'évolution de la pandémie et pris en compte leurs recommandations, s'en est suivi une concertation avec la famille du Saint-Homme, conformément à la bonne pratique de la consultation dans les affaires publiques édictée par le Coran, wa shawirhum fil amri, ou ailleurs, wa amruhum shura baynahum. De cette concertation est née la décision cette année de célébrer autrement le Mawlidun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, commémorant la naissance du meilleur des hommes, le prophète Mohammed. Cette décision est dictée par la cohérence, mais également par le pragmatisme. Cohérence née d'une position de principe dictée par la charia, la sunna prophétique et la pratique de nos pieux devanciers. Je veux nommer Maulana Cheikh El Hadji Malick Sy radiyallahu anhu en période d'épidémie. Pragmatisme dicté par le caractère court des délais pour une organisation sans risque de l'édition 2021 du Mawlid. Car le Mawlid précédé des séances de bourde et dont la dimension populaire fait qu'il rassemble sur une période d'une dizaine de jours des millions de personnes à Tivaouane sans aucune possibilité de respecter les mesures de distanciation physique recommandées par les médecins peut être une source de recrudescence du Covid-19 et annihiler tous les efforts faits par les autorités sanitaires pour venir à bout de cette pandémie à 1000 facettes. Devant une telle situation et devant l'impossibilité matérielle de mettre en œuvre tout le dispositif organisationnel et sanitaire adéquat dans un laps de temps aussi court pour garantir à chaque fidèle la sécurité de sa personne et de ses proches, le khalife général des Tidianes a pris la responsabilité de ne pas célébrer le Gamou dans sa forme habituelle. Il n'interdit à personne
de le célébrer selon ce que sa conscience lui dicte, mais il invite les fidèles qui ont choisi de faire de Tivaouane leur source d'inspiration à s'en tenir à l'esprit de cette commémoration dans leur intimité, par la prière, par la lecture du Saint-Coran, par les invocations, par le repentir et par le retour scrupuleux à Dieu. Il les exhorte à fuir le blâmable et ce qui y incite, pour ne rechercher que les grâces promises à ceux qui prient sur le meilleur des hommes et se délectent des grâces et bénédictions infinies attachées à sa personne. Comme nous y invite le Coran, Sourate 33 Al-Ahzab, verset 56, certes Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Prier sur le prophète, c'est reproduire son modèle par la remémoration et la reproduction de ses excellentes qualités. Notre maître Cheikh El Hadji Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu, nous invitait déjà en son temps à rester dans les limites d'une célébration sans ostentation et à s'éloigner des frontières du blâmable. Ala azimu layla al-wiladati hisbatan idha lam yakun nahwa al-harami udu, pour laquelle la première édition du Maulid célébrée sous sa direction l'a été par lui et par son disciple et compagnon El Hadji Rawhan Ngom de Pal, se partageant le Coran qu'ils ont psalmodié tout au long de la nuit. C'est pourquoi, comme l'année dernière, le Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour invite à une célébration sobre chez vous, entouré de vos familles, à multiplier les actes d'adoration, les ibadat, tout au long des 12 jours précédant la nuit du Maulid, par la lecture de panégyriques sur le prophète, dont le plus célèbre est l'Al-Burda de Mohamed al-Bousri, que Cheikh El Hadji Malick Sy radiyallahu anhu avait choisi pour rythmer sa marche glorieuse sur les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix et salut sur lui. Et cela 10 nuits durant. Ce rituel du Bourde sera maintenu symboliquement dans de petits cercles et vulgarisé avec l'appui de nos médias Asfiyahi TV et Malikia TV pour faire profiter aux fidèles des bénédictions liées à sa lecture. Le Gamou étant également depuis toujours un moment de partage du savoir par excellence, le Khalife encourage l'innovation pour une dématérialisation des espaces de diffusion du savoir grâce aux technologies de l'information et de la communication afin de réduire les contacts à risque et éviter la propagation de la maladie à Covid-19 tout en sacrifiant à la tradition d'en faire le prolongement de l'université populaire de Maulana Cheikh El Hadji Malick Sy. C'est pourquoi une série de webinaires et de panels virtuels seront proposés par le comité scientifique de la Zawiya Tijaniya en relation avec la commission culturelle du COSCAS pour maintenir intacte la flamme de l'animation scientifique et culturelle. Enfin, le jour du Gamou sera l'occasion pour le Khalife de délivrer un message fort à l'endroit de la Oumma islamique, de la nation et à l'endroit de la grande famille d'El Hadji Malick Sy. Il nous exhorte surtout à rester dans le respect strict des mesures édictées par les autorités sanitaires. Il saisit l'occasion pour saluer l'engagement et l'abnégation de nos vaillants médecins et de nos autorités sanitaires qui luttent âprement pour préserver nos vies. Qu'ils en soient vivement remerciés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétribue leur abnégation et leur sacrifice. Il prie Dieu subhanahu wa ta'ala de nous préserver tous pour pouvoir célébrer comme il se doit le Gamou l'année prochaine, Inch'Allah, coïncidant avec les 100 ans de la disparition de notre vénéré guide Cheikh El Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu. D'ici là, il prie le Seigneur pour qu'il préserve l'humanité de cette malédiction et qu'il sauve notre cher Sénégal. Paix et bénédiction sur tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakaatuhu. sëriñ Habib jërëjëf ni ko xalifa bi bëgge woon sa baay bi ci biir sëriñ Babacar Abdoul Aziz bëgge ko jotale nga ko noonu matale na yal na yàlla matal sa lépp bokk yi message baa ngoog bii message la xalifa bi waxoon ni nañ ko indil sëriñ Babacar Abdoul Aziz yàlla dogal tabaarakallahu yaramam sutante mu santaat ñu ko donte la mënuñu leen wuutu ñu ñëw toog di nab nabi di leen ko defal waaye simalik dara manqué wu ci lim ci yaakaaroon ba teg ko ci sa loxo lépp rafet na lépp mat na yàlla yàlla mottali li ci des rek mooy ñaan yàlla bés bi yàlla indi ko ci jàmm te ñu bàyyi ko xel te xam li mu wax ci biir waxam ni alaa azimu laylal wilaadati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami udulu kon bokk yi ñi ngi ñaan yàlla bés bi na ko maam bëgge woon ñu defe ko noonu màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu nit nekk mën na ko màggal waaye ci anam yoo xam ni anam yu jaar yoon la mu bañ a folklore mu bañ a adduna na yàlla alquran jàngoog naafila yaa ngoog joxe lekka ngoog bëggante gis nga yàlla fu nit nekk mën na ko fa wéetal fu nit nekk mën na fa màggal yonent bi kon nag kenn ku ci nekk na ko defe rek noo xam ni dana yëg ci yaramam ni am na ci lu mu dencal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax kat koo xam ni soo ko màggalee yàlla màggal na ko soo ko màggalul yàlla màggal na ko waaye màggal ko wàññiwul dara wa rafa'naa laka dikrak lu ko gën a foor yàllaa ko wax wa rafa'naa laka dikrak yàlla nee na dooni mukk laa ilaha illa allah te tegoo ci muhammadu rasulullah màggal mën na ko passé waaw inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi màggal mën na ko passé inna allaha wa malaikatahu ñoom ñëpp yusalluna ala nabi màggal mën na ko passé bu yàlla julli ci yonent bi ni daal di digale ni malaayika yi ak nit ñeeg jinne yëpp nañ julli ci yonent bi ndax màggal mën na ko passé kon nag jusiitum wa kufiitum wa yu'tikum wa yansurukum di ñaan sunu wayjur wi ci biir ak sunu xalifa bi ak ay rakkam ak réew mi njabootu lislaam yi fi nekk yal na yàlla bàyyi leen fi yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla taxaw diine ji yal na yàlla taxaw tariqa bi yal na yàlla taxaw njaboot Seydi Hadj Malick yal na yàlla taxaw réew mi taxaw waale itam sunu bokk yi nga xam ni ñi ngi ci bitim réew di waa diaspora bi kontaan nañu sunu xol sedd na ñi ngi ziyaar ñëpp di ñaanal ñëpp di baalu xaq ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullah la azimo laylal wiladati xisbatan idha al harami udul